seen ñaanal la nga tàmbaleek fa nga bëgg a yegg jàmbaar mara wàcc dëgg la gaynde warul tiit moom du ragal jàmbaar. tey nag lu sabab waxtaan bi mooy journée de la femme boo xam ne digne fils du terroir de Diass bu ñu tuddee Djiby Ciss ren moom moo ko organisé fas yéene sargal jigéen ñi fas yéene leen féete donc ñun ñu war a wax ci Djiby Ciss aussi ci action de développement yu muy def man personnellement lu may mën a témoigner ci Djiby mooy que ne avant tout c'est un homme boo xam ne entrepreneur la noonu laa ko mën a tuddee ku xam ne il a su créer yoonam wut yoonu boppam xàll yoonam yoon boo xam ne da koy jëmale vers la réussite sans autant que muy compter ci ay nit wala muy sukkandiku ci ay nit pour mën a dem donc Djiby Ciss mën naa wax ne mën naa témoigner lu bëri ci moom parce que liggéey naa ak moom ci lu bëri ci wàllu ASC ci wàllu développement aussi bokk ak moom dëkk ñu yeewandoo ci même village may gis action yu muy def ci wàllu jeunesse ci wàllu éducation ci wàllu santé vraiment c'est un homme multidimensionnel nit ku xam ne aussi nit ku yaatu la nit ku baax la nit ku xam ne alalam boolew ko kenn parce que lu ma gën a frappé ci moom te ma mën koo témoigner c'est la personne boo xam ne dans toute la commune de Diass ku ci am lu la neex muy xew jàmm li nga njëkk a xalaat ma woo Djiby pour mu aal ma kaar wala mu jàppale ma ku ci am leneen loo xam ne aussi safaan la ñaanuñ ko yàlla li nga njëkk a xalaat xaaral ma wax Djiby mu aal ma oto wala mu lijjantil ma ambulance te toujours il est à la disposition de la population ku ci am problème soit que ci yoon moom moo fay njëkk taxawu la ba nga génn ci loolu ku ci am problème soit que mu nekk décès à l'hôpital moo njëkk a taxawu aussi naka lay def ba corps bi nga mën cee teel a jot ba pare mu accompagner la ak moyen kon kooku suñ ko amee je crois que dañ ko war a sant dañ ko war a gërëm dañ ko war a jàppale. am fierté trop nag bëgg wax ci doomu Saafeen boo xamante ne moom moo may jigéen yi bésu tey yaakaar naa wax ci moom lu yomb la man toujours damay ne Djiby wax ci moom sax perte temps lay doon ñaanal ko rek moo ñu war suñu diggante ak moom donc ñu ngi koy ñaanal gudd fan. li ñu xam ci moom bëri na mais dinañ ko tënk ci benn affaire bu tuuti rek mooy d'abord fi mu déparé parce que bu demee ba am situation tey ba mu créé benn groupe tuddee ko groupe solution am na fu mu déparé mooy ci dëkk bi la déparé te comme jeune dëkk bi yu bëri aussi ku départ ci ñoom yaakaar naa ci école bi nga déparé fi nga mën a jàngee fi nga mën a lire fi nga mën a calculer donc ci loolu la déparé moo tax ma am fierté ngeen fekk ma ci école bi pour moo xamal leen ne ci école bi la déparé comme ñëpp donc c'est pas un hasard départ am fii la jànge fii la mëne yu bëri daal ci lay soog a génn nag yàlla may ko wërsëgam mu réaliser lu bëri bëgg a dimbali nit ñi aussi ba loolu moo indi yaakaar naa bésu tey mu nar a delloo jigéen yi njukkal li ñuy naan le 8 mars donc Djiby mooy koo xamante ne amul koo mën a wax ci Saafeen mu ne la déedéet mën naa la wax ne lii à lui seul il représente 50 wala 60% ci Saafeen parce que ñëpp ay d'accord de Toglu à Diass de Kirène à Bandia de Dagga à Xolpa ñëpp xam nañ ne moom dugal na loxoom ci développement commune bi dugal na loxoom ci dimbali jigéen yi. Djiby mi ngi jàppale jigéen ñi di jàppale góor ñi di jàppale waa dëkk bi du daara du école fépp chômage daal mën naa la jeex na fi ndax Djiby bu ñu amoon ñaar ñu mel ni Djiby kon dëkk bi kenn dootul waxate dara. Djiby moom mënuma bañ a ñàkk wax ci moom Djiby dafa oyof déjà première fois bi ñu njëkk gisee man xaw ma ko sax ñëpp kaar la ñu soxla woon ci mbedd mi lañ tasee sax ma ñëw ñene ma kii mooy Djiby dañ ma ko joxoñ rek ma dem salaamaaleykum ma ne ko madame Ciss case des tout petits présenté wu man maa yor case des tout petits bu Toglu ñun de kaar la ñu soxla woon mu ne ma amul sa problème laajal Ibulaay rek Ibulaay dina la wax naka ngay def ba nga kii ba nga am depuis boobu ba léegi fu ñu koy gisee Djiby ci école bi mu ngi siy jàpp bu baax jigéen ñi. lu muy def ci Saafeen j'avoue que bu commune Diass amoon 5 éléments yu mel ni Djiby Ciss rek je pense que du ñu wax maanaam Dakar moo war a mel ni Paris quoi mais commune Diass moo war a mel ni Paris parce que lu muy def ci social ci commune bi
te mu doon loo xamante sax man moo ma boole ak moom mu doon loo xamante ne vraiment lu am importance la ma gis ne kii li muy def nii vraiment mérité na ñu jàppale ko man en tant que jeune conscient xam li ma bëgg am sama avenir ma ñëw ci wetam pour rien que ma jàppale ko ci liggéey bi pour mu yem rek gis nga récemment lu muy def ci li jëm ci côté femme yi ñu war ko célébrer aussi le 8 mars bii di ñëw voilà am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne voilà waxuñu ko te mu doon fi loo xamante ne vraiment mu ngi ko fiy def. ku disponible bu baax ku nekkal Saafeen ñëpp vraiment mu ngi jàppale gars yëpp quoi vraiment képp koo xam ne yaa ngi yëngal ci wàllu liggéey moom vraiment moom mu ngi sa gannaaw quoi mu ngi lay jàppale ci côté boobu quoi. waa Djiby Ciss de wax ci moom yomb na ndax Djiby nekk na koo xam ne kii dafa juddoo Toglu màggee Toglu màggee suñu kanam mu nekk ku am yar nekk ku yëg nit mais li ma gën a impressionné ci moom mooy socialam te bëggul kenn mer problème mu nit mooy problème mu Djiby mais jàpp naa ne moom amul problème mu boppam Djiby bu amee problème rek nit a am problème Djiby bu amee problème nit a am problème mais du moom te ba ma xamee Djiby bu mu juddoo sama kanam ba léegi boobu nekk guma sax meer musuma ko gis su mu meree musuma ko gis fu ñu ne Djiby moo def lii musuma ko gis également ñu ne Djiby de la xale yi doon def moo nga ca biir mu jafe ci xale yi léegi yàlla may ko mu xàmmee ay kilifa di leen toppatoo te ma toog du benn yoon du ñaari yoon ma toog ci kanamu waajuram bu góor ak kanamu waajuram bu jigéen ñu koy gërëm di ko sant man de toog naa lii may wax ni papa ji xamal ma ne Djiby lépp lu yëngu ci biir kër ga moom la te loolu seede bu jafe la suñu seede yi lu mu am solo bi nga xam ne toog naa waajuram seede ko ci kanamam seede ko kanama nit ñi boobu moo ci gën a intéressé mooy fi doom war a feete bàyyi feete na ko foofu Djiby kenn mënul xam kan la bokkal ak kan la bokkulul kan moo ko bañ ak kan moo ko bëgg. maa ngi nuyu ñëpp di ziare mbokku séeréer yi yëpp rawatina suñu site bi xamante ni itam kenn demul ñu des muy Diass Info di wax rek ci principe bi xamante ni itam moo ñu yëkkati tey mu ñuy wax ci Djiby Ciss mi xamante ni itam mën naa wax ne su may wax ci Djiby Ciss du hasard may wax ci moom parce que man ak moom yàgg nañu depuis bi mu nekkee xale ba tey maa ak moom ñoo ànd di partager lépp ndax bi mu jàngee ba bàyyi jàng mu daal di dugg ci wàllu ouvriage mooy chantier yaakaar naa ne boobu ba léegi maak moom taaguwuñu benn bés ndax Djiby boobu may wax nii tey jii mën naa wax nit ñi ne li mu mën tey jii daf ko yàgg a ñafe ci life am c'est parce que Djiby mën naa la wax ne li mu njëkk a liggéey ci wàllu ouvriage xam naa ñu bëri bàyyi ci xel Djiby ferrailleur la woon bi muy tàmbali ci ferrailleur la tàmbalee mu doog a dem ci entrepreneuriat nekk chef de chantier boo xamante ni itam bu ñu demee ci Saly am na benn hôtel bi ñuy wax Neptune fa la nekkoon ak papam kon Djiby jaar-jaaram xam naa ci dara bi mu jegee foofu ci Neptune itam mu daal di dem dëkk bu ñuy wax Mauritanie hôtel ba gënoon rëy Mauritanie mën naa la wax ne Djiby moom moo ko fa liggéeyoon mu nekk tubbiyoon hôtel Sabakh kon ci hôtel boobu dem naa fa fekk fa Djiby en Mauritanie itam en 2002 laa dem Mauritanie rejoindre Djiby foofu mu doog a ñibbisiwaat fii ñëw Sénégal continuer ak activité am yoo xamante ne ci chantier la woon kon donc tey jii Djiby lu mu mën ba duppee am entreprise boo xamante ni itam duppee nañ ko groupe solution yaakaar naa ne itam yàgg na ñafe loolu pour mu am ko tey jii kon lu muy réaliser ci biir Saafeen lu mu yàgg xeex la ndax Djiby masul bëgg nit ku yaafus te masul ànd ak nit ku yaafus kon donc tey jii war naa mën a exprimer mu wax tuuti ci carrière am boo xamante ne jot na ko liggéey bien avant que tey jii li mu mën mu koy def ndax tey bu ñuy wax Saafeen leen Djiby ku ci nekk boo xamoon démb Djiby rek fu mu jaar nga xam ne li mu def tey jii dara jomb ko te itam war na ko mën a def. ma sawar ci wax mais ma bëggoon balaa may wax ci Djiby wax ci monsieur le maire 2 phrases parce que tey jii nii suñ taxawee fii
ba ñu may interviewer c'est parce qu'il a fallu quelqu'un ne projet bi bëgg naa mu am fii dox ko naxanteeg ay population ba tey jii nii ñuy def interview di wax ci Djiby kon ma bëggoon njëkkee rendre hommage et exprimer toute notre gratitude à monsieur Aliou Ciss maire de Diass parce que baax na nit ñi xamee loolu lu sos lii Djiby donc bi fi Vanours ñëwee en 2007 mais activités yi réellement c'est entre 2008 et 2009 lañ ko démarré man ma ñëw fii 2010 xamanteeg moom en 2010 donc 2010 ba léegi yàgg na te ne ñi ànd bu yàgg rek dëgg moo ko lal donc ma bëggoon ci wax ci Djiby ci d'abord en tant que chef d'entreprise Djiby di partenaire u Vanours ñu confier ko un des volets le plus important de notre activité parce que Vanours dafa nekk entreprise bi ñuy wax dans le jargon entreprise à forte intensité de main-d'œuvre parce que bu ñu tolloo ci récolte dinañu transporter entre 3000 des fois ba 5000 litres par jour mu am boo war a organiser dëkk bu nekk circuit bu nekk itinéraire bu nekk fexe nit ñi ñëw ci heure dellu seen kër ci jàmm kooku volet boobu la ñu dénk Djiby muy benn volet très complexe mais aussi très sensible parce que ay nit la ñu qui implique beaucoup de personnes beaucoup de monde mu koy doxal depuis plus de 9 ans avec une grande satisfaction c'est pour dire tout simplement c'est un brillant chef d'entreprise. bu fekkoon ne nit dina parfait dama doon wax ne il est parfait mais gannaaw yonent bi rek moom mooy zéro faute nit moom pour nekk zéro faute dafay jafe mais qualité yi ñuy seet ci nit ci baax ci tabe ci yaru ci social lépp mu ngi ci moom kon moo tax souvent sax nit ñi buñ koy gërëm damay naan duma ko gërëm dama koy ñaanal yàlla ndax doomu ñay kenn du ko ñaanal màgg danga koy kenn du ko ñaatal rëy danga koy ñaanal màgg ndax bu màggee rek ñoo xam ne dina rëy kon yàlla na ko yàlla jàppale yàlla sutural ko musal ko ci ndoxu àdduna ak alaaxira mais xam naa ne bu ma sumee sama yére maire ma sol sama yére Cheikh Tidiane Diouf sax nijaayu Djiby ndax ci séeréer sama jarbaat la ndax yookaam la comme man te li nga xam ne moo ko war ci askan bi nga xam ne bi ci la bokk lépp lu mu ci war également moo ko fay def kon ci côté bii xam na lu muy def ci beneen côté bi xam na lu muy def te ku nekk nag man la ko tàrreloo ci àll loolu mën naa ko seede man nag dama koy ñaanal yàlla rek mais nit mënul weesu social nit mënul weesu baax buñ doon wax ci baaxam fii ba suba du romb mukk ne ak moo baax mais bu fekkoon ne am na beneen qualification bu mën a ñëw ne ak moo baax wala bu fekkoon ne am na beneen qualification buy ñëw ne ku yëg nit la kon doon naa jéem a emprunter kàddu yooyu pour ma teg ko ci kawam bu nit feebaree Djiby départ bu nit amee problème ak yoon kenn moo ko fa jiitu bu ñaanuma ko yàlla accident amee ci circulation bi kenn ko fa jiitu bu nit amee jafe-jafe ak jafe-jafe bu mënta doon bu ma koy woon ne pour informer ko dafa fekk mu ne ma maa nga ca place ba kon loolu bu amoon problème léegi jóge problème mu nit léegi nii 2 heures nga woo ko 4 heures mu déparat te mënoon na ne man sama liggéey permettre ma yéene kon su ko defee li nga xam ne mu ngi koy def ak jigéen yi di leen dajale ba mu fas yéene organiser 8 mars pour jàppale leen ak groupe solution boobu bi ma ko jëkkee dégg mu ne ma société bi mu ngi tudd groupe solution ma ne waa loolu de c'est le vrai mot parce que loo gis ci àdduna rek solution lañ ci wuta te du ma anticiper ci li nga xam ne liggéey na ko ak jigéen yooyu damay xaar rek ba le 8 mars bu jotee ngeen gisal ko seen bopp. solution mooy lan nu muy def ba mën a jàppale jigéenu commune Diass pour ñu mën a liggéey ba ñu mën a am seen développement bopp loolu nag mu leen di financer ci ay projet
ñoom ñuy dem di créer ba man ci am lu xam ne ay millions yu bëri la kon je crois que loolu jar na sant jar na jàppale Djiby daal lu may wax ci moom mooy que ne vraiment c'est une personne boo xam ne suñu amoon lu mat fukki personnes yu mel ni moom ci dans la commune de Diass je crois que dinañu mën a am développement bu wóor. yàgg na engagé wu pour mu liggéey pour développement Safene ndax yàgg na itam jële fi ay nit di leen yóbbu fu mel ni Mauritanie mu leen fay liggéeyloo ay équipe moom la fa daan yóbbu kon donc tey jii bu dellu soité ci réew muy Sénégal mu am fi ay partenariat ñu mel ni Vanous muy liggéey ak ñoom ak yeneen sociétés yoo xamante ne itam ñu ngi ci environnement bi muy liggéey ak ñoom kon yaakaar naa ne tey jii Djiby li mu taxawal tey jii lu ko war la ndax ci biir liggéeyam boobu mu ànd ci ak ay ingénieurs yoo xamante ne bëgg naa Safene ràññee leen ku mel ni ki ñuy wax Babacar Diouf tey jii waroon na fi mën a taxaw wax Mbaye Gandoun ñëpp xam nañ ko ndax kooku itam bàyyil Djiby benn yoon te lépp lu di Djiby liggéey ci wàllu ouvrage wàllu transport lu mu mën a doon rek Mbaye mu ngi ci loxam ndax bàyyi ko ci benn yoon mais ci biir loolu askan bi li ñu seede ci Djiby mën naa témoigner lu raw loolu waaye damay wax rek ne nit ñi ñoo gisal seen bopp Djiby yàlla boole leen ak Djiby muy def ci askan wi loo xamante ni itam xaaru ci kenn ndax Djiby xaarul ne man sonn na xaarul ne man awma te groupe solution bi ñu ko dubbee Djiby dafa yàgg di battre di combattre li ñuy wax solution. sa capacité de réflexion moo ma njëkk impressionné ci moom parce que Djiby boo ko gisee bopp bi comme ordinateur loolu laay wax te mën naa la ko témoigner mën na ko laaj fi nga toog noonu 50 numéro boo xamante ne mën na la ko génneel te du xool fenn donc bopp bi mooy ordinateur li ma marqué ci moom te en général lépp lu ñu waxtaanee bu la ne nii la war a demee boo gisee au finish même boo ko toppul di nga gis ne au finish yëf yi noonu lay demee donc loolu moo ma marqué ci moom et le fait que aussi son caractère xale bu ndaw la bu ko neexoon mu tiitaru bu ko neex mu ji mais son caractère il est toujours calme il est toujours posé te malgré la situation nag Djiby ni muy dundee noonu lay dundee ba léegi moom changé wul xeebul nit yabul nit tooñul nit te jàppalul kenn dara man loolu moo ma marqué ci moom son esprit de développement ak son esprit de dépassement moom moo ma njëkk a marqué ci moom c'est pas par hasard nag parce que suma frère la ñoo dëkk ci kër gi ñoo yarandoo mën naa la wax ne yu bëri bokk na ci li ma koy orienté daf may ne puy boo leen ma bàyyee ma dem su ma juumee yéen la ñuy wax donc su ma échoué yéen waa kër yéen ñëpp yéen a échoué donc bu leen ma seetaan bu leen ma xool ne am naa lii bu leen xool ne mën naa lii ba ngeen ma rus maa wax dëgg donc ak nu mu mënta demee woo leen ma boo leen ma ko mënul wax directement ngeen woo nit wala ngeen envoyé nit ci man mu waxtaan ci ak man. loo xamante ne mën naa ko partager ak nit ñi ci Djiby souvent am na benn slogan bu muy yore mooy que ne day wax ne nañu xuloo mais bu ñu merantoo ndax dafay wax ne bu ñu xuloo ku nekk jàpp boppam mer rek solution du am kon donc bu ñu xuloo rek nañu fexe ñu amaat entente waxtaanaat solution mën a am ci slogan boobu rek laa mën a wax ne Djiby fa la exprès fa la xalaatee sax pour mu mën a génni groupe solution ndax bëgg na toujours rek loo xamante ne lu neex nit ñi la mu nekk ci mais Djiby li may wax nit ñi dama bëgg ñu bàyyi ko xel ci benn Djiby du mer bu muy téye Djiby soxlawul alalu jàmbur Djiby ñeewul nit Djiby bëggul loo xamante ni itam mënu ko amal boppam te du ko bokk ak nit ñi. man li ma gën a marqué ci moom te mu nekk DG mooy rigueur bi muy àndal ci liggéey bi ak vraiment accessibilité bi boo ko soxlaa booy waxtaan ak moom ak lu mën ci doon xeewul idée kenn voilà te daf may woo damay toog ak moom ñuy waxtaan ci yenn projet yi donc man daal loolu laa xam naa ko ci moom te mu marqué ma ci moom loolu la surtout rigueur bi ci liggéey bi voilà man su ma ko xoolee rek dafa am inspiration bi may am ci moom te wax naa ko man je ne le cache pas man dafa nekk sama idole. Djiby mënul xool ku ñàkk Djiby yow yaay jàkkaarloo moom balaa ngay wax sa soxla Djiby dugal loxo ci poos fajal la sa soxla te ñaar ak ñett duñu yëg Djiby ñëpp lay jàppale du góor du jigéen yi daan taxawaalu fii yëpp du ñoo am liggéey léegi ñëpp a ngi liggéey da ngay xëy suba teel dem ba nuus ñëpp a ngi dem ba nuus ñii ñi ngi dem ci projet yi barki dem boo njaay la fi Djiby indi benn financement ba ñëpp a gis seen bopp du jigéen du góor ñun dañoo kontaan ci Djiby fi mu nekk nii dañ koy remercier ba ci kanamu yàlla waaye lépp nag mën nañ ne lépp papa parce que papa moom moo njëkkee lii Djiby doog di ñëw waaye yàlla na jëm kanam ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale. ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan yàlla may ko wér-gu-yaram gën koo taxawoo ci kanamu askan bi parce que personne de développement la
koo xam ne aussi il emploie énormément de jeunes loolu nañ ko wax aussi parce que ci entreprise bi mu yor il y a beaucoup de jeunes yoo xam ne Djiby moo leen di jàppale moo leen di wutal emploi aussi il y a beaucoup de jeunes yu aussi tamit yoo xam ne tamit moom moo leen di fayal des bourses ñuy jàng soit que à Dakar ou feneen kon yooyu yëpp ce sont des actions yoo xam ne c'est des actions à saluer ñu ciy profiter aussi vraiment di ko ci ndokkeel bu baax a baax daal di ñaan yàlla def journée de la femme bi mu nekk fête bu xam ne fête bu rëy lay doon bu xam ne ci mbégte jigéen ñi te yàlla na ci développement yoo xam ne moom la Djiby bëgg yàlla na ci yàlla def aussi mu soxali ko à partir de foofu ba jigéen yëpp mën a yëg seen bopp ci wàllu commune Diass ak wàllu développement. teraanga xam na ko te iñaanul nit di nga am ba pare nag nga iñaane ko say mbokk mais bosa moom nurul noonu man mii di wax ak yéen nii rusuma wax ko ne damay am loo xam ne sax daf may dépassé ma woo ko moom mu wut ci solution parce que moom moo yore groupe solution waaw léeg-léeg yu bëri dama koy woo man ko aw ma ci pexe mu ne ma mu génne ma ci solution kon dama koy ñaanal yàlla yéen aussi waa Diass Info liggéey bi ngeen di liggéey aussi ci biir Sénégal waxuma Saafeen mais ci biir Sénégal yàlla jàppale leen aussi ba ngeen am seen organe bu presse boo xam ne bi dañ koy tiitaroo parce que nit ki amul dara lu dul mbokkam occasion la aussi may ñaan ñëpp képp koo xam ne ki am na loo xam ne aussi war nga ko mën a jàllale ci tundu Saafeen bi nga fexe ba nga contacter seen groupe bi mooy waa Diass Info nga xam ne liggéey ngeen liggéey bu rafet dañ leen ci ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla taxawu leen waaye daal wax ci Djiby yombul mais nag yomb na xanaa ñu ñaanal ko yàlla rek yàlla gën koo taxawu bu baax a baax ci digganteem ak dund bi. ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan wér gu yaram uuf njabootam yàlla lii muy def si yàlla bu mu ko réccu mukk yàlla naka yàlla fay jëfam kontaan nañu si moom. li tax Djiby itam gën a am impact ak jigéenu Saafeen foofu itam foog ma wax ci tuuti jigéen ñi ñoo bëggal Djiby seen bopp ba pare Djiby bëgg leen waaye loolu jigéen ñi ñoo ko liggéey parce que mën naa wax ne ñii Djiby seqal yépp ay yaayam lañu te maire yooyu itam maa leen di wax ne sama maire yi bëgg naa leen de bu baax a baax parce que 8 mars bi c'est pas hasard ñu indi leen ko yéen a ko liggéey ak seen doom Djiby Ciss waaye maire yi moo du rek ne kan zaabi finoo cindu ca ñuuñji ca ñuuñen rek ɗo ɗo ɗi mine kuy wi finoo cindu muyna koye tax Djiby min nde hunnadu o tini po besi neɓɓa ɓo haɓi ta ina hamete ngane wara ɗin fen kono nag saaveeci moo rek ne weme hen jaɓe nga pour saabi ɓo remercier bo baax a baax ñi xamante ne bokk nañ ci élément bi tey yëpp di remercier suñu père itam mooy le maire Aliou Samba Ciss mi xamante ne lu ñu mën tey ji moo ñu yombalal ak askan bi yëpp